C'est Matric 1. C'est Matric 1. Ku doon camp fédéral après que camp militaire de Thiaroye. waaw. ñu ñëpp ci la bokkoon. léegi dañ ko wàññi. waaw. ba léegi kenn xamagul autorités yi lan la ñu réservé pour zone yi nga xam ne tey jii ay tool moo fi nekk. waaw. te aussi am na yoo xam ne nit ñi war nañ ko éviter mooy veiller à ce que luñ fiy def te mu concerne Thiaroye waay yi. ñu mun ci am seen kàddu. côté bii moo nekkoon côté bi. li ñuy wax tirailleurs yi. te boor bi moo nekkoon boor tirailleurs yi. waaw fii moom boo xoolee sax bu ñuy wax naan bombardement wu camp Thiaroye bi. fii moo tax parce que zone bi la woon waaw léegi fii moom mooy CM les martyrs C. martyrs C. amaale aussi école primaire. fii aussi ci camp transmission la bokkoon. fii camp transmission boobu moom donc fii mooy lycée Thiaroye aussi fii yëpp ci camp bi la woon tout le militaire yi doon entraîné soo yi toujours soo yi côté bi fii lañ doon entraîné seen soo yi. mais fii dafa mel ni fii mooy lycée bi. waaw léegi moom mooy lycée Thiaroye. fii la militaire yi doon entraîné seen soo yi gars yi nag moom xam naa ne dem ñu réticent ci caméra. national gars yi dañ dafay ça va yow il faut ñu jokkoo amul problème ok. léegi camp bi boo xoolee fii la commencé. léegi lii moo ci des. waaw lii mooy avion bi nga xam ne moom lañ doon tëddee moom lañ doon wax Fokker F27 gis nga la ñu marqué ci ginnaaw. Fokker R27. F27. F27. waaw. donc camp bi aussi ñu ngi wax ni dañ ko bëgg a toxal Wakam mais buñ ko toxalee Wakam gëm naa ne Thiaroye dina am problème pour surtout problème de sécurité te dafa nekk loo xam ne aussi. oui patrimoine li ñuy wax rek patrimoine historique la. waaw moomu ko mais je pense que loo xam ne Afrique yëpp a ko bokk la. oui. parce que c'est historique fii moo nekkoon cinéma bu ñu wax léegi ciné fédéral. ciné fédéral moom bal nañ ko mooy cinéma bi fële na li nekkatul cinéma fii la casernement camp bi nekkoon léegi def nañ ko centre commercial 7 hectares la ñuy joxe 7 hectares def ko lépp nee nañ centre commercial. pour Thiaroye donc loolu aussi xëy na rafet na mais aussi waroon nañ tamit boole ci associé ci population yi. ñu joxe ci seen avis parce que 7 hectares defe naa ne kenn du ko jël noonu rek joxe ko. joxe ko ci neen quoi. allo président waaw ñu ngi ñëw waaw xaaral après naa la woo maa ngi dem ci Bakary waaw d'accord Ouais. Patrimoine là, c'est pas pour le Sénégal, c'est pour l'Afrique. Ouais. Ça représente l'Afrique. Ouais. Et dans ce sens-là, quand il war fi jógee dafa war a toog fii aar la population de Thiaroye. aar ñëpp comme ça représente l'Afrique quoi. Ouais, ouais. waaw en quelque sorte ça représente l'Afrique. patrimoine la te fii waruñu jël fii camp bi politicien nañu bay camp bi mu toog. fii mooy place camp bi. mu nekk fi quoi. waaw kon yow daal li gars yi bëgg a jëlee fii camp bi yow d'accord aussi quoi. bon en fait ñu mën bon mun ma ci d'accord parce que camp bi fii la war a toog. waaw fii mooy place am daal. waaw. mais léegi yow centre commercial bi nga xam ne ñu ngi ko defar ci biir camp bi nag yow loolu ci wax. mais munuñ ci dara parce que munuñ ci dara ñun militaire lañu munuñ ci dara. loolu dafa war a am. comme defar nañ ko ba pare munuñu ci dara soo fekkee dañu laajoon ñun suñu consentement. nañu wax. mais kenn laaj ñu ko. centre commercial bi nguur gi moo ko moom wala ay individus ñoo ko moom ñoom ñoo xam ne teew ay volontaire lañ. bu en fait loolu xaw ma ci dara centre commercial xaw ma ci dara loolu. ah yeah. jërëjëf. Bakary Dabo moom moo nekk président commission. oui. fiscalité et douane. bu Unacois jàppoo ci section Thiaroye. en même temps militant Rewmi la et responsable également ci parti bi ñuy wax Rewmi. dëgg la ci parti politique. mu engagé wu aussi ci listu Rewmi ci élection locale yi. donc Dabo tu as la parole en tant que responsable de Unacois en tant que responsable aussi de Rewmi ci situation wu Thiaroye contexte bi ñu nekk vraiment yaa nga ko moom maa la bàyyee kër.
voilà avant ñuy wax ci waxi politique sax dañuy wax ci waxi Thiaroye comme ñun Thiaroye moo ñu ñor fii la ñuy juddoo yaroo fi màggee fi kon avant ñuy wax ci waxi politique dañuy wax li nga xam ne rek moo ñu naqari si Thiaroye Thiaroye daal dañ ko téye daal ñun waa Thiaroye daf ñoo neexu ñun waa Thiaroye dañoo sonn trop jàppewuñu sax comme waa banlieue dañuy jàppee comme ay kaw-kaw dëgg la ñu xamul dara lépp lu baax même bu ñëwee ba samp ko biir Thiaroye sax duñ ko tuddee Thiaroye Pikine lañ koy tuddee lépp lu baax même bu leen yàlla dogalee ba nga xam ne ñàkk pexe tax ba ñu samp ko biir Thiaroye duñ ko tuddee sax Thiaroye dañ koy wutalaat yeneen tur yoo xam ne Pikine la wala lii ñun nag waa Thiaroye sonnoon nañu trop dañoo bëgg nguur ñi ngi fi xam ne ñoo fi nekkal population bi ñu gestu waa Thiaroye xam ne Thiaroye moo fi njëkk Guédiawaye Thiaroye moo njëkk Kër Massar Thiaroye moo njëkk Yëmbal mais li foofu yëpp am Thiaroye amu ko dañoo bëgg daal ñu gestu waa Thiaroye loolu daal la ñuy amoon lu ñu wax li nga xam ne daal mooy suñu problème mu politique tamit waxuma pour damaa far fii wala damaa far fële parce que boo gisee tey ñun ñu jóg sax ñu ànd ak beneen parti am yaakaar moo tax ñu àndaat rek beneen parti yaakaar ne parti boobu ñu àndal tey bis bu ñëwee dana changé Thiaroye moo tax ñun ñu jóg pour ànd ak beneen parti keneen ku fi mën a ñëw te àndoo pour waa Thiaroye pour ñu defar Thiaroye ni ñu bàyyee ñeneen ñi lañ lay bàyyee yow yaakaar dong nga tax ñu ànd ak beneen parti dëgg la beneen parti tamit ku fi ñëw ji te nekkaloo fi waa Thiaroye wala taxawoo waa Thiaroye ni ñu bàyyee ñeneen ñi lañ leen di bàyyee loolu daal laa amul lu may pour le moment quoi voilà waaw mais li nga xam ne mooy centre commercial bi yow mooy kàddu yoo xam ne yaa ngi ko ci leeral jaam yi waaw centre commercial bi parce que boo xoolee man li ma si xaw a jaaxal ay hectares yu bëree bëri sept bëri xajoon na fi quoi bëri xajoon na si camp Thiaroye tey mais jël ko rek daf ko ay cantines yoo xam ne cantine man loolu moom ma si xaw a jaaxal quoi mënoon nañ ci xalaat bu bëree bëri loolu ay cantine loolu daal amoon naa loo xam ne daal maa ngi ko ci mais centre commercial bi xamoo ban tur lañ ko tuddee non amagul tur parce que bu parewul yaakaar naa Thiaroye yëpp kii moom mooy suñu papa Khalifa Gueye di responsable tamit ci INA quoi moom moo yore lépp li nga xam ne mooy wàllu conflit aussi moo ñuy taxaw moo ñuy jàppale ñun ndaw ñi parce que boo xoolee suñu bureau majorité bi ay jeunes ñoo ko constitué mais moo ñuy xelal di ñu jàppale ci zahir ci baatin ci lépp di ñu teg ci yoon ba nga xam ne fu ñu waroon a juum moom moo ñuy rectifié nekk tamit koo xam ne yàgg na Thiaroye xam nañ Thiaroye xam nañ histoire u Thiaroye xam na li nga xam ne moo fi baax li fi yàqu xam na ko ba pare aussi nekk tamit koo xam ne militant bu mag la ci réew mi fonk réew mi comme parti politique donc ma bàyyi ko rek ak yow mu wax la vraiment li ci xalaatam ak sentiment waaw ñu ngi leen nuyu ñu ngi def fay da ngeen def ci wàllu alhamdulilah bisimilah waaw comme ni ko docteur ak Fane waxee ñun yàgg nañ Thiaroye parce que yaakaar na suma jumla à 72 seen fi ñëw te booba léegi tam daf ñu daal si doole def fayaas ñëw ko ñëw ci marché bi ba yàlla dogal nga am fii ay place ñu ngi rencontré li tout ça quoi waaw gis naa ne fii daal ñu ngi ci place Thiaroye te place Thiaroye fu mu nekk nii léegi dafa xat bi kenn xamatul fu nga war a jaar fu nga war a génn ak fi nga war a dugg léegi man daal gis naa ni dëgg naa daal ñuy wax ay waxi toxal camp bi mais xam naa suñu toxal camp bi daal arrangé wul lu tax parce que suñ ko toxalee dina fi am insécurité te insécurité bi baaxul ci population wu Thiaroye léegi daal man lu ma ci son daal mooy ñu bañ ko toxal mais nag ñu def fi mur de sécurité mur bu nga xam ni dina séparer camp bi ak marché bi dina séparer camp bi ak lycée bi dina séparer camp bi ak école bi dina séparer camp bi ak hôpital bi loolu daal moom laa ci gis comme solution léegi marché bi ñu fexe marché bi mu am toogin bu rafet mu am ay yoon ñu nga xam ne nit ñi foofu la ñuy war a jaar oto yi fa la ñu war a jaar mbaliti am fu ñu war a teg mbaliti oto mbalit war a ñëw régulièrement jël si mbaliti mais da ngay gis mu nekk ni dafa mel ni fii amul sax ku nga xam ne moom mooy responsable fii ñëppay responsable seen bopp te loolu mënu war a defar dëkkuwaay dafa war a am njiit dafa war a jóg ci lu nga xam ne moom mooy soxal population Thiaroye mais ba léegi gisuñu kenn ku nga xam ne moom mooy njiit fii même man mii tey mun naa jóg rek ma ne man maay njiit def la naka sudul noonu loolu rafetul na njiit yi jóg kay xool dugg
xool lu nga xam ne moom moo tax ak loolu moom moo doxul mais toog sa bureau ne lii ak nii léegi egguloo sur le terrain munoo xam lu xew te ñu ngay yebal ñooñu munuñ ñëw bennee la lii moo fa xew ak lii moo fa xewul dañuy ñëw rek ñu ne dara xew fa lépp a ngi jaar yoon te fekk dara jaarul yoon en tout cas daal man daal loolu laa ci gis daal su fekkee ne njiit yooyu mënuñu saafara njàngoro yooyu nañ fa tegal ñu nga xam ne ñooñu capable nañu pour def liggéey boobu le waaw mais gis nañ tali bi nga nekk fii ñoom de tali bi léegi dafa baarewul dafa nu mu demee noonu tali bi daal ñu ngi wax ay tali bi tamit dañ koy yaatal ay raay ñoo fa war a jaar ay pont ñoo fa war a jaar mais ba léegi ñun gisuñu dara lañu ci gisul waaw xamuñu pont yooyu fu ñuy jaar xamuñu tali yooyu fu ñuy jaar ñu war a toxal tamit ñu war a toxal ñooñu dañ leen war a jox seen droit mais dañ leen bëgg a toxal te duñ leen jox dara loolu mënuñ koy war a def loolu moo tax ñooñu ba léegi jógoñ fu ñu nekkoon dëgg la waaw jërëjëf suuf bi nga xam ne moom la ñu tibbee ci duun yi nekk zone de suuf ci digg camp Thiaroye kon suuf yi ci camp bi la nga jëlee quoi waaw ci camp bi la nga jëlee ñoo di ko tabaxee aussi waaw di ko tabaxee centre commercial waaw te suuf si nag moom comme ni may wax rek toujours patrimoine u Thiaroye la Thiaroye comme moom buñ ko jëlee dina am lu mu yàq déjà ci écosystème yi donc écologiquement mën nañu wax ni c'est pas normal boo xoolee scientifiquement sur le plan de la géologie dina yàq architecture sol bi te loolu tamit day am ay conséquences ci environnement bi donc mu nekk loo xam ne nañ ci bàyyi xel ba ñu egg foofu comme ça am na ci ay photos yoo xam ne dina wane preuve yi nga xam ne lu mu indi comme ni ñu ko waxee rek ci kanam raw du Sénégal bi taa ba wuuteeg Sénégal ministre de l'industrie wala de l'habitat te Sénégalais bi gëj a gis ndawal wala jël waas ba wuuteeg Sénégal ministre de l'agriculture wala de l'élevage ñun bu nuy yet ginaar gi saab cër yëpp fasu dëkkee coono gu amul ab yaram bi laaj kelat bi saab ñee waxtu wu leen neex horloge bu doon période nawet dafa taawoon ba fii moom ak côté bii tool yi nekk dafa demoon ba nekk benn flaque d'eau boo xam ne dafa communiqué nga xam ne ku fiy jaar jugee côté Biafra jëm boor bi da ngay def grand tour parce que amul donc tey actuellement xëy na dafa dem ba xaw a wow ñu wax ñu rek am sa yaram Sénégal bi taxale lois taxante dépense yi Sénégal clandestin yi saa bu ñu demee ñu refoulé mais fii dafa nekkoon ay montagnes yoo xam ne boo ko évaluer par rapport ak niveau bi ñu toll nii waroon na nekk plus de 20 mètres de hauteur moo taxoon poto yi ngay gis muy feeñ fële poto yële feeñul woon kenn mosul woon xam ne seen existence parce que dafa muur woon fii lañ moniteur parachutisme fi lañ doon wàccee fi lañ doon tëbee fi lañ doon defee seen saut d'entraînement seen saut de compétition fête Saint-Michel defe naa ne c'est historique ñëpp xam nañ ko ñi nga xam ne màggee nañ Thiaroye mais tey actuellement rey nañ ko kenn ba ñëpp fàtte nañ ko donc lii ay kër la yu nit ñi dëkkoon kër yoo xam ne c'était des maisons fonctionnelles mais tamit ba nga xam ne du fait de l'action de l'homme dem na ba tey dee ni kenn nekkatu fii suuf bi ñu gisoon sànq ci centre commercial bi en grande partie fii lañ ko tibbee am na fi ay photos yoo xam ne sax xëy na après bien léegi dinaa la ko jox nga mu wane di ko tracteurs yi doon ñëw di tibb ak camions yi te loolu dañ ko def pendant loo xam ne ëpp na at chaque jour lu mel mu nekk en continu bu amee 3 tracteurs camions yi di défilé suuf boobu nag du lépp a dem centre commercial am na yoo xam ne dañ la doon dem ba tax fii wàqeeku ni ba tey ñuy jot napp yi ba nga xam ne bu tawee fii day inondé loolu aussi dafa jouer rôle bu mag ci li tax inondation di am ci zone yi parce que suuf bi nga xam ne dafa doon am eau de précipitation yi dafa doon am luy wàcc ci kawam am loo xam ne daf ko doon nekk ci napp yi di ko naan loolu yëpp bu fekkee ne amatul mais napp bi nga xam ne dafa affleurante ci environ yi mais napp boobu bu gënee yéeg tuuti rek day dugg ci biir kër yi te loolu moom moo xoolee mu contribuer largement ci inondation yi nga xam ne moo am tey mënuñu taxaw te dañ situer responsabilité yi mais responsabilité yi je pense que yomb na situer li nga xam ne dund nañ ko fii ci beneen côté camp hôpital bi foofu tamit amoon ay dund sable loolu yëpp daf ciy bokk moo fi mujjee dëkk waaw bii Major Mbaye aussi mi ngi dëkk actuellement cité La Rochette moo fi mujjee dëkk ba léegi topp léegi
major Félix si mu ngi dëkk léegi yëmbal moo fa mujjee dëkk mais gis nga kon ñun parce que soxla nañu suuf muy ak autorité locale yi ñuy wax sax autorité municipale la ñuy wax mais ak te mënoon na nekk loo xam ne ay prestige historique parce que tubaab yee ko tabaxoon boo gisee ñetti kër yi am na plaque yu nekk ci ginnaaw ñuy wane ni 1942 lañ ko tabaxoon soo gisee xeer bi ñu ko tabaxee ni mu dëgëre mais tey tout a été gâté yàq nañ ko gas nañ ko di ko ba doon ko sax jéem a daaneel xam naa dëgëraay bi moo tax sax ba léegi daaneel boobu ça n'a pas été facile mais tey insécurité mënul weesu nga gis xale yi di ñëw di foofu yi la mu lii mën a daanu seen kaw donc daal vraiment en matière de sécurité je crois que nous manquons vraiment d'autorité dans Thiaroye xaw ma nag à un niveau national ce qui se passe mais dans Thiaroye on peut dire que nous manquons vraiment d'autorité ouais. yoo xam ne fosse perdue la woon quoi. waaw lii moom fosse perdue la mais tamit jàppal ni tubaab yee ko fi tabaxoon. naa li nga gas suuf si moo tax mu dem ba feeñ quoi. tout à fait dañoo tabax dañoo ko jéem a toj mu dëgër ñuy gas di ko wër. di gas di ko wër ba mu mën a mel nii daal parce que lii wane nii waroon na mën a daanu parce que suuf si daf ko muuroon. bu ñu gasee di ko wër di ko gas di ko wër ba mu des c'est parce que xëy na am nañ difficulté sax pour daaneel. ouais. donc ngeen jàpp ne aussi lii yëpp ci camp Thiaroye la bokk. mais tey ñi ngi mel ne bokkatul ci camp bi parce que yaa ngi gis ay construction yu bees CM Thiaroye 2 ci Guinée am na construction bu bees ñenn ñi ñu ngi doon wax arène nationale mais ku xool plan bi xam ne lii mënul nekk arène. am na tey ñuy wax naan pédiatrie lañ fiy tabax pédiatrie pour kan xëy na privé la boo xam ne dañ ko jaay waxuñu ko te li may wax rek toujours. duñu associé duñu convier population yi ci li nga xam ne moom la ñu dañuy jékki-jékki rek dara bett leen donc bu leen li ñuy wax loolu la bett mën la mënoo ci dara te pourtant xëy na bu ñu la laajoon sa xalaat dina am ay proposition yoo xam ne yu pertinentes yoo xam ne nañ ko def pour vraiment lii avenir ku fi dëkk Thiaroye am nga fi say doom ñu war fi am avenir am na loo xam ne war naa leen ko réserver pour vraiment ñu mën a fixer population yi ñu bañ a dem feneen comme ni may waxee souvent aussi Jaxaay am na tey population yoo xam ne comme inondation yi nga xam ne des inondations yoo xam ne am na lu ko provoqué ñëpp gis nañ ko bu jëlee population yóbbu leen Jaxaay délocaliser population on est en train de tuer vraiment la population Thiaroye au détriment d'une autre localité d'une nouvelle localité boo xam ne autorités yi ñoom ñoo ko dessiné te pourtant espace bi tey mënoon na abriter Thiaroye amul cimetière amul armère bu ñuy rob ci armère u yeneen commune d'arrondissement yi la ñuy dem à savoir Thierno Ndiaye wala Djidé Thiaroye Kaw Thiaroye waroon na mën a am tey comme espace bu toll nii waroon na fi mën a am stade bu mag boo xam ne sportif yi fii nekk dinañ ko mën a exploiter. ñu mën a am vraiment des stars comme ni ko yeneen dëkk yi di amee. mais ak yeneen yoo xam ne am na tamit loo xam ne xalaatu population yi la tamit te dañ leen koy bàyyi toujours di leen ko jagleel parce que comme ni ma waxee rek man sama vocation mooy lépp lu may def benn slogan laa am mooy xalaatu nit ñi na am importance. bu amul importance vraiment jaratu ko. ba léegi mu ngi nii mënagul wow tey ñu ngi le 16 wala le 18 février 2009 nawet bi mi ngi jeex fin septembre te boo gisee fii suuf si ba léegi mi ngi tooy la moo tax mooy wane ni rek ba léegi lii dafa jege napp tey bu ñu bàyyee nii te tamit kenn waxul réer dun yi fi des li yëpp dinañ ñëwaat tibaat dinañ ñëw tibaat ko te bés bu ñu ko tibbee moom population Thiaroye moom nañu toxu rek xam ne fii dara dootuñ ko fi mën a réparer fii lan moo fi amoon war na mën a am ñu leen nettali ne leen bon fii lii moo fi nekkoon lii lañ fi def bu fekkee ne am na lu leen naqari war nañ mën a situer responsabilité bu dee dafa nécessaire ay sanctions aussi vraiment ñu sanctionner parce que loo xam ne ñëpp a ko bokk ñëpp a ko moom mu nekk un patrimoine national waruñ ko bàyyi aussi entre les mains doo xam ne prédateur de sable la wala prédateur de terrain ñu defar passeree ko nu mu leen neexee vraiment injustice mi ngi fi te nécessité vraiment quelque part réparation. waaw mais problème yi nga xam ne gis nañ ko fii ci camp bi yëpp. waaw bu fekkee yéen amoon ci benn solution kon lan ngeen am quoi lan ngeen am solution bu sëf. bon man moom sama solution parce que tamit population yi vraiment ñoom ñoo dañ lay chercher vraiment pour éveiller leen. ci li am. donc but bi du question ñëw pour critiquer du question ñëw pour saboter
mais pour que ñun ak ñoom ak ñun ensemble ñu trouver ci ay solutions aussi mu nekk aussi requiem vraiment loo xam ne pour toute l'humanité fépp foo xam ne difficulté am na fa ñu ci solution boo xam ne ñëpp koy bokk mais nag su fekkee ne nag jëm nañu jëm ba nga xam ne solution amul jàppal ni comme su fekkoon ne tey lii mooy salaamaaleykum sëñ bi na nga def. waaw ñu ngi sant yàlla. waaw est-ce que mën nañ la bàyyi nga def sa présentation d'abord. waaw Moustapha Thiam dëkk Thiaroye Gare. oui. di doomu gox bi. mën naa ne Thiaroye def naa fi 38 ans. oui. yàgg fee nekk di ànd ak ay nit ñoo xamante ni li ñu bëgg mooy. dëgg la. fexe ba Thiaroye situation bii mu nekk ñu jëm ko ci génne. waay kon donc ñu ngi sant yàlla. di julli ci yeneen bi yàlla moo alayhi salaatu wasalaam. di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jàkkaarloo. ak ñi nga xamante ni soit ëllëg message bi dina egsi ba ci ñoom. waay xam nga ne objectif bi ñu bëgg mooy Thiaroye situation yi nga xamante ni doomu Thiaroye yi ñu ngi koy dugg. lu jëm ci wàllu développement. développement bu ñu koy wax rek li mu ëmb bëri na ci côté xëy na nekk ni doomu aadama. ci seen wàllu wér-gu-yaram seen wàllu dëkkuwaay. seen i jumtukaay ak ba ci seen sécurité. loolu daal mooy li nga xamante ni bëgg nañu koy jàllale ci population bi ñu xam ko. loolu mën a am nag fekk ñoom seen bopp sentiruñ ci seen bopp indiwuñu seen contribution yooyu ñëpp ñëw. fexe ba li nga xamante ni ñun moom mooy suñu xel ñu jàppale pour ñu mën a suuf àndandoo xeexandoo ko. gis nañu Thiaroye yi manqué na lu bëree bëri. autorité yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon bu njëkk toogoon fii pour gox bi pour li nga xamante ni moom mooy Thiaroye waaye lenn lu ci bëri loo xamante ni taxoon nañu teg leen duñ ne defuñu ko waaye def na lu bëri loo xamante ni maanaam matewut wala defuñu ko. ba tax na ñun dañ doon bëgg. doomu Thiaroye ñi nga xamante ni Thiaroye soxla na leen yitteel na leen dañ bëgg Thiaroye ëllëg génn ci situation bi mu nekk ñëw ànd ak ñun jàppale ñu ci parti bi nga xamante ni ñun ci liy yëngatu muy parti réew mi su ko defee ëllëg li ñuy xëcc ci mairie bi soxla ko muy localité yi nga xam ne ñoo ciy paree dëgmal le 22 mars ñun ñëpp ñu génn en masse ñëw foote ñu jàppale ñu suñu liste bi nga xamante ni moom la ñuy jàllale muy liste àndu liggéey Sénégal ànd liggéey Sénégal. dañu naan ko fi Thiaroye ànd liggéey Thiaroye ñu fexe ba liste boobu mën ci am ndam. yal nañu ko yàlla defal. waaye waat nga defaat sa présentation doo ko wax ñi nga bëgg a waxal askan wi. man maa ngi tudd Serigne Momar Ka. nekk un ancien militaire du bataillon des parachutistes. foofu nag fala je peux dire ci Para la juddoo. ci la màggee ci la yaroo. bon ci laa jàngee aussi histoire. histoire Thiaroye ci laa ko jàngee ak histoire bataillon Para. l'Afrique a envoyé tous ses fils dans cette guerre. moo tax Thiaroye tey waroon na tubaab yi jàppale ñu mu nekk une des premières communes du Sénégal mais tey Thiaroye amul dara Thiaroye la fi nekkoon 48 ba léegi moo fi nekk à part ñi nga xam ne dañu fi changé mairie sax amuñu ko mairie amuñu ko ñi nga xam ne moo fi nekk moo ni wax ju bari ak coow mais mairie amu fi politiciens yi leen neex wax fu leen neex waxe mais gëmuñu dara seen poste lañ gëm moo tax je défends toujours Thiaroye ndax fii laa sama doom yi juddoo fii laa yaroo corps Para bi ma gëm fii la sax depuis 1963 kon Thiaroye rek la moo tax Thiaroye tey jii bu ñuy wax dëkk la boo xam ne ci camp bi daf war a sax même bu armée ne dañ ko fi war a délocaliser war na am lu fi des ndax c'est le passé et le présent qui font le futur le passé de Thiaroye ki mun ko enterré tey dañ ko bëgg a enterré def nañ fi école def nañ fi lycée def nañ fi dispensaire lépp encerclé bataillon Para pour lan mais bataillon Para honneur la parce que sur toute l'Afrique sur tout le temps il a défendu l'Afrique événement yi fi am yëpp ci la bokk de 60 événement bu njëkk bi muy problème erreur Mamadou Dia ñoom ñu Para yi ko réglé sanc ba Manjaak
parents yi ko réglé. Gambie parents yi bokk nañ ci ko réglé lépp lu xew Thiaroye parents yi bokk nañ tey waruñu leen fee jëlee ci ay détails ay wax adduna man nag parent laa gëm su ma waxee nit ñi loolu lañ ne moom parent loolu lay gëm mais Thiaroye dañ ko war a suqali. président bi ak africains yi fi nekk ñëpp dañu war a unir pour défendre l'intérêt de Thiaroye. Thiaroye amul mairie Thiaroye dafa war a am mairie Thiaroye fii amuñu personnalité nous sommes la dernière commune dans ce pays là. Pikine 1955 la tey Pikine moo raw fuuf Parcelles 1971 la tey Parcelles moo raw fuuf Sicap Mbao c'est vers les années 80 et quelques moo raw fuuf kon Thiaroye ñun amuñu dara na nit ñi yeewu Thiaroye yooyu ànd nekk benn te bàyyi xuloo yi ak xeexoo yi ñu défendre intérêt yi seen jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk mën a soxali Thiaroye ñu jox leen devoir yi màggat ñi fi nekk di wax du ñu wax dëgg mënuñu dara ñu dàq leen que la jeunesse se revif jël seen droit xam ne demain c'est la jeunesse qui fera jour demain. C'est la jeunesse qui prendra les conditions de ce pays. Dans tous les pays du monde c'est la jeunesse qui avance et ñun Maguette dañuy dem kon Maguette nañ xëjal xale yi Thiaroye ñoom ñu àndandoo nekk benn te bàyyi xeexu bi xuloo. loolu mooy daal li nga xam ne maa ngi koy wax et waa Thiaroye maa ngi leen di ñaanal yàlla may leen jàmm. may leen teraanga. et jàppale leen ñu am sutura ba ñoo fi jëkkoon tey Thiaroye dafa divisé. kon yàlla na yàlla boole xol yi delloo si xel yi. ci barke yàlla nga wax Cheikh Biane ak Serigne yu mag yi ñuy yër et le président aussi il est plus aussi responsable que son premier ministre. que son ministre de l'intérieur que le chef d'état-major des armées qui sont tous là te ñoom ñëpp xam nañ ni xew Thiaroye. nañ ko defar moo gën ñu koy yàq. ça Thiaroye est un patrimoine international waa France dañ fi ñëw di fi xool li fi xew kon nañu ci jàpp ñun ñëpp àndandoo tey man nag fu ma woo ak ku ma munti woo danaa ñëw répondre ci li nga may woo. Parce que Thiaroye laay défendre fii tëm naa fi para j'ai sauté avec drapeau pendant 23 ans. J'ai combattu dans le corps para pendant 32 ans. J'ai eu mon brevet para international en 1974. J'étais avec le sergent Mamadou Sy, il est adjudant-chef. léegi li nga xam ne moo am maa ngi remercier ñëpp. di ñaanal armée bi ak les parents ak chef d'état-major bi ñëpp. et yàlla def. ñoom ñëpp yàlla boole leen ñu delloo si seen xel ba essayer maintenir le camp de Thiaroye sur place parce que sécurité bokk na ci seet lu ñuy délocaliser ñu seet lu ñu fi baax. parce que suñu monument bi on a eu 120 et quelques morts kon daal yu fi ne ak plus de 300 personnes qui sont mortes avec les traits kon nañu sàmm Thiaroye yi. loolu daal la nga xam ne am naa ko ba fekk ku am ñu def ko Thiaroye ci biir camp bi bu soog koo dem yóbbu fële ci cimetière yi. cimetière yi sonnerie au moo la fa ne mais pour réalité bi France war a xam ne fii la c'est dans le camp de Thiaroye où les événements sont déroulés kon ci camp Thiaroye fi la ñu war a defee lépp bu dee ñu koy dem def tout ci cimetière bi fële di ko isolé. naa tur bi naka la. docteur Assane Ka. docteur Assane Ka waaw léegi docteur léegi ñu bàyyi la nga def sa présentation. merci. oui. d'abord maa ngi nuyu. mbokki Thiaroye Gare. oui. di nuyu waa Sénégal yëpp. di ñaan Sénégal am jàmm adduna bi am jàmm di ñaan lépp li nga xam ne moom la ñu yéene ci lu baax yàlla ñu ci lépp li nga xam ne lu bon la lu xam ne mënoon na fee ñëw yàlla fankal ñu donc borom bi dara teewul yàlla ñu teg ci yoon yi nga xam ne mooy yóbbu dëkk yu mag yëpp fi ñu yegg. man maay docteur Assane Ka je suis pharmacien là. nekk responsable pharmacie les para nekk ci Thiaroye Gare ci marché bi dend ak buntu camp parachutiste yi. pharmacie les para nag maa ngi ko tuddee pharmacie les para major Serigne Momar Ka. Serigne Momar Ka di sama papa nekkoon militaire aussi boo xam ne Thiaroye ku fi yàgg xam na ko nekkoon parachutiste populaire aussi am loo xam ne liggéey na ko ci armée sénégalaise. en plus. maa ngi nekk ci wàllu pharmacie maa nekk président wu secteur de Pikine du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. ci wàllu yeneen liggéey maa ngi nekk ci kuréel bu ñuy wax dinaa ko jàpp nekk secrétaire général section Thiaroye. nga xam ne commerçant marché Thiaroye yi ñu ko ëmb. nekkaat ci bureau national UNACOIS. le responsable chargé de la santé, de la protection sociale et de la sécurité au travail. Donc du coup, on est en même temps membre du comité tripartite bi nga xam ne secteur privé, secteur public et parapublic coordonné par le ministère du Travail, de l'Emploi
moo ko yore ma nekk fa membre ci wàllu xeex sida nekkaat membre cellule CEDEAO nga xam ne kuréel yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër yu ci bëri ñoo ci bokk ma nekk donc membre boobu ci foofu noonu ci wàllu xeex sida donc tey man maa nekk tête de liste su coalition ànd liggéey Sénégal ci wàllu Thiaroye jëm ci élection locale yi xëy na am na Thiaroye ñoo xam ne bëri na ñu ma xam te mosuñ ma gis ci politique mosuñ ma dégg ci politique te xalaatuñu ma yëngu ci wàllu politique mais ambition bi ma am ba ma dugg ci lii tamit ça se justifie parce que dañ ne élection locale gox-goxaan te sama jaar-jaar fii laa nekkee ndaw bi ma amee benn at laa fi dëkk nekk fekk sama papa ci Camp Thiaroye defee fi jàngee fii màggee fii ba toll ci liggéey ma toll ci liggéey aussi fii laa toogaat liggéey parce que ay opportunité bëri na parce que boo nekkee cadre ci wàllu santé mën nga am opportunité nekk feneen ak feneen mais man vraiment man ak sama waajur moom li mu fonkee Thiaroye dafa tax ma sawar toog fii te ba ma fi toog tamit comme ni ñu ko waxee xëy na politique taxul leneen taxul lu dul bëgg fi ma dëgg la fonk Thiaroye Thiaroye aussi du patrimoine historique du fait de Thiaroye 44 parce que kenn umpalewul ci àdduna bi waxuma sax Sénégal wala Thiaroye mais ci àdduna bi histoire bi nga xam ne ci deuxième guerre mondiale moo amoon ci wàllu Thiaroye 44 am fi site boo xam ne fa la ñu massacré woon tirailleurs sénégalais yi mu nekk loo xam ne ñaawlu nañ ko nekk loo xam ne aussi histoire moo ko retenir waa Thiaroye ñoo ci war a gën a bénéficier wu mais patrimoine national la donc mu nekk loo xam ne nguur moomu ko keneen moomu ko waaye ñëpp a ko bokk rawatina waa Thiaroye donc Camp Thiaroye aussi nekk camp bu historique tuddoon fi camp Faidherbe ba ñëw ñu koy wax camp militaire de Thiaroye amoon fi donc camp sapeur-pompier en même temps transmission ak parachutiste yi ñu dem ba jamono ni muy doxee ñu jëlee fi transmission yóbbu ko yëmbal mu des fi camp para yi tey camp bi nekk loo xam ne dafay jouer rôle boo xam ne bu am solo la ci wàllu sécurité wu population yi tax xëy na ay samba boy comme ni ñu koy liggéey ci dëkk bu ne mën fee bañ a bëri ndax dina am lu ñuy may ñu militaires yi fi nekk te donc comme ni ñu ko waxee seen slogan ay jàmbaar donc tey ñu toog ma dégg ni dañuy toxal Camp Thiaroye mu nekk loo xam ne d'abord metti na sama xol parce que histoire bu ma ci am sama enfance ni ma ko mën a waxee ci camp bi laa màggee fa laa tàkkee soxna ba am ci sama taw bi toog sama wet tuddee ko yonent bi tedd bi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc ci biir tam Seydina Mohamed Ka moo ci nekk comme ni mu nekkee nekk ak ay moromam may xalaat ni bés dina ñëw ñoom ñu nekk tey ay responsable yu toll ni ñun te dinañ posé une question lan la fi waajur yi liggéey donc fi ñu toog nii yéen ngi dégg xale yaa ngi jàng alxuraan donc xale yi bëri nañ fi muy suñuy doom di suñuy rakk ak yëpp te bés dina ñëw aussi ñu war a vraiment xool ñun ñoom lan lañ fi kii ñun lan lañ fi liggéey suñu génération lan lañ fi liggéey ba bu ñoom ñu war a mën a continuer te mu yomb leen fekk yombaloon nañ leen liggéey donc tey bu ñu gisee loo xam ne xëy na ñun gis nañ ni du yoon comme ni ñu waxee dafiy jëlee camp bi tey mën nañ wax ni quelque part ambition politique la mu nekk ay intérêts yoo xam ne peut-être des intérêts particuliers ay nit dong la concerné mais loo xam ne Sénégal la ko moom Thiaroye waaye war ci gën a bénéficier wu bu ñu koy jël war nañ laaj avis recueillir avis ñi nga xam ne ñoom la ñooy concerné yi donc du coup mu am yoo xam ne comme injustice yoo xam ne vidéo bi dina ko wane suuf bi nga xam ne tibb nañ ko ci camp bi mu amoon ay dune ñu koy passer xamuñu vers quelle destination ba nga xam ne li fi nekkoon ay bon bu ku xamul dina ko tuddee montagne mais ay montagne de sable ñu tibb ko ba nga xam ne léegi foofu dafa nekk ay cuvette ba di inondé maanaam gas nañ ko tey ba jot nappe bi mu nekkaat beneen problème écologique indi désordre boo xam ne environ yi nga xam ne environ camp bi muy Biafra ak yeneen secteur yoo xam ne dañuy wax ni scientifiquement la nappe phréatique était
affleurante maanaam dafa dem ba jege superficie terre bi surface bi donc bu fekkee ne dunes yooyu dafa doon am lu muy absorbé ci eau de ruissellement yi maanaam taw bi ak loo xam ne daf ko doon absorbé ci suuf maanaam ci nappe bi di ko naan tey bu fi nekkatu pour jàppale ko lu dul la fa nekkoon dafa dem tey bay taa donc ndox boobu dina am feneen fu muy wal te fa muy wal mooy nappe affleurante bi fi nekkoon dina gën a yéeg te loolu dina nekk loo xam ne duñ ne loolu moo indi inondation yi de déedéet parce que xëy na mën nañu wax ni loxo yàlla ngi ci waaye dafay jouer lu bëri contribuer ci te ña nga xam ne ñoo ko doon def tey c'est des coupables te ñoo xam ne tey am na ay reproches accusation yoo xam ne war nañ ci justifier wu wala bu dee dommage boo xam ne am na fi war nañu ñëw réparer ko donc li may wax aussi ci wàllu INACOI wàllu commerçant yi ñi ciy liggéey bu rafet boo xam ne dem nañ ci ay di gisee autorités yi di leen ñaan ndimbal pour commerçant yi di ko def nag ak démarche boo xam ne démarche bu technique la démarche bu responsable la demuñ fa pour yalwaan parce que dañuy dem kaas suñuy droit mais def ko ànd ak cër ak yar ba nga xam ne lañ fay wuti dina saafaru am yu ci saafaru am yu ci saafarawul yi ci saafaru xëy na volonté politique quelque part mais yi ci saafarawul tamit parfois dañ naan justification yi ñuy jox du ñu convaincre ba tax na tey bu fekkee ne ci wàllu partenariat INACOI jàpp am na ay partenaires ba ci wàllu syndicat pharmacien am nañu ay partenaires te am na tamit ci Thiaroye ñeneen ñu fi nekk tamit di liggéey leneen ak leneen ñoo xam ne am nañu ay partenaires yoo xam ne mën nañoo ñëw tey jàpp ci Thiaroye ba Thiaroye génn fi mu nekk jeunes yi fi nekk liggéeyuñu tey ñu ngi tabax centre commercial boo xam ne 7 hectares la ñu jël ko ci camp Thiaroye donc ñooñu war na jeunes yi war nañ ci mën a bénéficier wu xëy na du commerce rek mais camp bi am na espace boo xam ne war nañ ko mën a exploiter def fi leneen ak leneen mais bu ñu sàgganee dina am yeneen autorités yoo xam ne peut-être du ma ne yoo xam ne peut-être sax seen irresponsabilité dina pousser à ce que ñu def ko loo xam ne waa Thiaroye yi du leen neex mais duñ ci mën a wax parce que tout simplement nekkuñu fañ koy décider te duñ leen ci mës a boole loolu dañuy ne population bi subir man nag sama yéene lenn rek la mooy ñu changer démarche comme ni may waxee benn slogan la am avec moi la parole des autres a de la valeur c'est-à-dire li nit ñi di xalaat nañ koy jëriñoo population bi yëpp di ko jëriñoo parce que ki nekk autorité nekk maire wala mu nekk préfet wala mu nekk leneen avant mu koy nekk bu ñu dindee grade boobu ci population bi la bokkoon te bés bu ñu ko tegee ci moom ci population bi lay delluwaat donc dafa war a xam ne donc moom ak population bi dañu nekk benn dara waru leen mën a séparer. ba tax ne population bu ñu amee lu ñuy jooy dafa war a ànd ak ñoom di leen ko jooyle. bu ñuy amee lu ñuy bañ dafa war a ànd ak ñoom di leen ko bañle bañ a ànd ak autorité étatique yi di xeex population yi nga xam ne tey seen carte ñoo ko fi teg. donc il ne s'agit pas de coûte que coûte ne man damaa bëgg a nekk maire Thiaroye mais dama bëgg ñu changer démarche am vision bu bees am na ñuy gisee la main dans la main solidarité moo fi war a dox. ñi nga xam ne seen doole bëri na ñu jàppale ñi néew doole. muy ci xel muy ci leneen ñi nga xam ne dañoo néew doole te am xalaat ñu ñëw tamit teg ko ci table bi ñu mën cee jëriñoo ñi nga xam ne ay ressources financières la ñu am ñu teg ko ci table bi population yëpp mën ci jëriñoo. donc xeetu ressources yi bëri na te nit ku nekk ki nga xam ne sax dañ ko gën moom la ñu gën a xeeb ci àdduna bi am na loo xam ne tey mën na ko contribuer ba nga xam ne dinañu jëlee tey fi ñu nekk te même bu dee lu ndaw a ndaw la lu mu néew dina am njëriñ ci askan wi yëpp. donc man foofu laay woo population yi. daan ne nag xeex jot na ba tax na ki nga xam ne mosut a intéressé wu ci politique mosu ko tax a jóg tey moo dugg ci géewu élection locale yi uniquement bëgg a briguer li ñuy wax mairie Thiaroye pour mën Thiaroye mën a changer ñu teg ko ci raay développement. ci loolu dinaa invité population yëpp kàddu gi benn la coalition Andi Liggéey Sénégal moom ci bannière boobu lay demee ci élection yi di ci convier ñëpp képp koo xam ne population Thiaroye sans exception ku ànd ci parti coalition Andi Liggéey wala nga nekk ci beneen parti nga xool ni discours bii nii ma lay tegal dafa bëgg a day ànd ak à l'issue benn programme bu sûr bu solide mais programme boobu tamit day nekk un programme ouvert boo xam ne du docteur Assane Ka rek moo ko moom mais population Thiaroye ñoo ko moom donc ni muy ubbeekoo mooy képp ku nekk sa xalaat ba nga am te mu xam ne mën na jëriñ Thiaroye doole boo am lépp loo xam ne xalaat nga ne mën na changer Thiaroye nga indi ko mu nekk sa contribution ñun ñëpp ñu ànd dem. il ne s'agit pas de dire aussi que ni kii bokkuma ak moom parti wala kii bokkuma ak moom vision
mënuñoo ànd Thiaroye benn la ñoo ko bokk kuñ fi wàccee tamit doo fi jóge fii nga bokk ndax fii mooy sa gox ki nga xam ne tamit dañ ko gagné du fi jóge dafay toogaat di xeex léegi nag li gën mooy ñu harmoniser parce que tey réew mu mel ni Tunisie bi ñu toll ci indépendance dafa nekkoon réew moo xam ne Sénégal moo ko gënoon développé yeneen réew gënoon ko développé mais ci solidarité ak gëm seen bopp te loolu tamit lu am solo la gëm sa bopp gëm sa gox ci loolu la ñu liggéeyee tey ba Tunisie nekk ci pays yoo xam ne pays de référence la ku xool Japon nekkoon na tamit pays boo xam ne après deuxième guerre mondiale ci pays yi gënoon a ndóol la donc dëkk boobu dem tey ci solidarité ak pas-pas ak gëm seen bopp dem ba nga xam ne dañu nekk ci ñi ñuy cité en premier en matière de développement donc gëm naa ni Thiaroye ressources yaa ngi fi mën nañ ko ensemble la main dans la main nañu ànd ñu dem fexe changer briguer mairie bi te aussi ñu fexe ba am fi ay équipe yoo xam ne parce que du question équipe bi nekk ci liste bi rek moo fiy dem mais comme dama ne dañu soxla xalaatu ñëpp ki nekk ci liste ki nekkul ci liste électorale ki nga xam ne aussi am na yéeneem bu baax na ñëw vraiment dans la solidarité ñu xool lu ñu changé suñu diwaan donc ci loolu laay woo tout Thiaroye waa loolu laay woo aussi képp ki nga xam ne nekkoon na Thiaroye jóge Thiaroye ndax xëy na Thiaroye doyatu ko ndax ni muy doxee moo ko neexul ba mu dem di changer gox-goxaan dem dëkk feneen moom aussi na jàpp ni à l'origine Thiaroye waa la bu ci mënee contribuer na ñëw contribuer ci mais aussi Thiaroye waa yi nañu fexe ba nga xam ne dañu am fierté boo xam ne képp koo xam ne rëcc génn na Thiaroye dina rëccu lu tax mu jóge fi wala nit ñi tamit di ñi fi jóge di dem ba nga xam ne dinañuy bëgg di ndamoo man de Thiaroye wala Thiaroye laa bokk donc Thiaroye moom a ñor ci loolu laa leen woo gëm naa ni ensemble ñun ñëpp ñu nekk Thiaroye mën ngeen ko donc maa ngi leen ñaan élection yi di ñëw 22 mars ku ci nekk na nga ñëw sànni carte ci wàllu ànd li coalition ànd liggéey Sénégal pour que victoire bi buñ ko amee mu nekk démarche bu bees boo xam ne maire bi fi toog dafay considérer seen xalaat di considérer seen parole aussi li fi am ci ay métit muy bokk di leen ko xeexle ñun ñëpp ñu bokk ci incha allah gëm naa ne mën na nekk ndax mën ngeen ko te am naa yaakaar ci yéen te yéen tamit war ngeen a tamit gëm seen bopp am yaakaar ci seen bopp ni li fi war li fi nekk te baaxul ñu war ko bokk dindi ñu dindee ñoo ñun ñëpp wasalaam maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan aussi que ni comme ni ma ko waxee ni politique taxumaa jóg su ma fi nekkul maire képp ku fi nekk maire tamit dinaa ñëw vraiment jàpp ci liggéey bi ndax du ma jóge Thiaroye fii laa gëm moom laa bokk te bëgg naa dans 10 ans ou 25 ans ñu xam ne Thiaroye day nekk une commune de référence bu ñu ko mënul élargir sax mu nekk ville de Thiaroye muy doon li gën ci ñun au moins mu nekk commune boo xam ne day nekk bi ñu gën a respecté ci Sénégal. saa su nawetee ba ndox mi bari Sénégal bi taa da nga wuuteeg Sénégal ministre de l'industrie wala de l'habitat te Sénégalais bi gëj a gis ndawal wala jën waas nga wuuteeg Sénégal ministre de l'agriculture wala de l'élevage ñun bu nuy yeewoo ginaar gi saab cër yëpp fasu dëkkee coono gu amul ab yaram wi laaj kelat bi saab ñee waxtu wu la neex horloge bi saab ñu jóg jël bain seeni ndekki tege à table ak jus d'orange bu saf ni saab ñun ñooy xëy njëkkante kaar yi pusal ma toog lando yi gis nu nu ñàkk di tànce yoonu we kasa yaram njëkk laata nga yegg sànce fu dëkk ñi génn ci clim du gàcc ci tilim xeeñ lu neex sappe kilin duñu taq duñu tilim te mën a añee suñu salaire entier Sénégal bi daqale lois daqante dépense yi Sénégalu clandestin yi saa bu ñu demee ñu refoulé Sénégalu oto yu nice yi Sénégalu bon essence yi maanaam Sénégal bi ñu logé nourri véhiculé boobi Sénégal di nguuru seeni compte fees bay tuuru jàppal ni ba si des ngay du nguuru ñaq ak rangooñ di tuuru ñaxtu njëgu ceeb ak mburu suñu Sénégal gi li fi ne yéeg ngeen ko moos te bés bu neex wex ñu xàtt yéen ngeen koy noos ñun dañu xoos te lu ñu xuri du leen mës a kobos suñu Sénégal ba bu dee seen bos suñu Sénégal gi li fi ne yéeg ngeen ko moos te bés bu neex wex ñu xàtt yéen ngeen koy noos ñun dañu xoos te lu ñu xuri du leen mës a kobos suñu Sénégal ko bu teg seen bopp ñoo dëkk ci yoonu l'hôpital yi dëkk ak yooyeeg feebar yi pollution beeg gasoil yi dëkk ci mbënd meeg mbalit mi caaxoñ yeeg mbuusu toile yi yéen ngeen ne ci villa de rêve yi
week-end yi sali ak joal yi bàyyee ko ci plage yi yat ci yeeg planche à voile yi suñuy doom taluñu njàng ndax pagaayu école publique yi maître yi gréew xale yi lang du mooyu kayit big yi ñun la ñuy fanaanloo ci ay veille yi ñooy daanu ci ay jëy yi ñun la ñuy signaloo PV yi booba Sénégal VIP seeni doomi gu haut du pays ci biir université yi dellu see ko diplôme jute waat nekkaat ci pays ñun la Sénégal bi teranga gedd dëkk ci xiif taw a regg Sénégal bi dëkk ci embouteillage tardé taw a yegg wuteeg Sénégal bi noote tëdd sunu xaalis yi Sénégal bi ñu escorté fu nu jógee motar yi xaalis yi duy seen poste ko fenn ngir dawal Benz Touareg mbaa Porsche Cayenne wuteeg Sénégal bi ñu naan muñal te xam ne attanul lañu gayeen Sénégal bi ñu naan muñal te xam ne attanul lañu gayeen Sénégal gi li fi ne yéen ngeen ko moos te bés bu neex wex ñu xat yéen ngeen koy noos ñun dañu xoos te lu ñu xuri du leen mës a kobos te suñu Sénégal boobu def seen bos suñu Sénégal gi li fi ne yéen ngeen ko moos te bés bu neex wex ñu xat yéen ngeen koy noos ñun dañu xoos te lu ñu xuri du leen mës a kobos te suñu Sénégal boobu def seen bos